te yow amagoo alal boo buggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo buggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal dëkk bi ku nekk ak li nga yelloon dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool dëkk bi ku nekk ak ki nga déggool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xulool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xellool dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ni siiw jot ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ni siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ni siiw mosi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di may Toute la ville en parle. C'est une émission Toute la ville en parle di dalal samedi bi 10h jàpp 11h Ñambi Sonko di planificateur ak évaluation politique publique spécialiste filière agricole ñu nar a waxtaanee réduction dépense wu état bi passage yu CFA jëm éco yokkute wu prix wu électricité bi ñàkk gi ci Sénégal chômage bi ak yeneen i ponk yoo xam ne dafa soxal wàllum actualité Toute la ville en parle samedi bi la 10h jàpp 11h ci Rewmi FM wala ci www.rewmi.com ak Ndeye Comba Moreau. ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul boo bëggee borom alal yi dëkk nga dëkk. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal ki nga xamante ni moom mooy Ñambi Sonko nekk nag consultant en planification ak évaluation des politiques publiques nekk spécialiste des filières agricoles ñu daal di fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni fi ñu toll nii jàpp nañ réew mi ngi koy jànkoonteel ba njiitu réew mi daal di wàññi wala sax fas yéene wàññi li nga xamante ni moom mooy dépense su état bi li nga xamante ni tamit moom mooy jóge bi ñu war a jóge ci franc CFA dem ci éco yokk gi ñu yokk courant bi pauvreté bi nga xamante ni moo am file ci Sénégal lan moo ciy solution chômage yu ndaw yi ak tamit place bi nga xamante ni agriculture am na ko ci développement wup réew ak yeneen ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaane tey ji ak suñu invité bi lee di Ñambi Sonko ñu ngi koy nuyu di ko dalal jàmm. jërëjëf soxna si Moro maa ngi leen di nuyu di leen sant ci invitation bi ngeen ma invité. tey jii ñu lay laaj gis nañ ni réew mi ñu ngi wax ni Ñambi Sonko les caisses de l'État sont vides déjà yow loolu soo ko déggee lan ngay xalaat ban analyse nga siy def.
te gis nañu tamit njiitu réew mi weddiwu ko parce que jël na ay mesures pour wàññi li nga xamante ni mooy train de vie de l'État ban jàngat nga ci am. jàngat bi mën naa wax ni damay dolli rek ci yoo xamante ni dégg naa ko te nit ñi di ko wax ci presse bi. walla ci rajo yi ak télé yi. waaye boo nekkee ci réew. nga bokk ci askan bi nga jël sa alal dénk ko ab nguur ngir mu mën la ko saytul. yóbbu ko ci ay anam yi nga xamante ni yow askan bi danga ko war a jëriñoo. boo demee ñu dikk ci yow naan xaalis boobu dara nekkatu fa doy na tiitaange. waaw daanaka man njaxare laa ci jëlee. te dama ci tiit sont vides quoi actuellement moom la ñuy dégg. waaw looloo am. ndax weddi wuñ ko ñoom ci bopp yaa ngi wax ne léegi président ci boppam. dëggal na ko. ci ay mesures yu mu jël. ay dogal yu mu jël. maanaam moom ci boppam toog na ci télé bi wax ko. li muy wone tamit mooy xëy na ni ñu saytoo alalu réew mi moo desandi. man sax bu ñuy wax dépense publique walla ñu wàññi ay dépense état. dama foog ni wax ji du loolu. wax ji mooy ab état dafa war a dépenser. mais dafay dépenser parce que bu ñu waxee dépense état ñaari mbir la il faut nit ñi di ko xaajale di ko pour mu gën di leer. dafa am ay dépenses yoo xamante ni dafa war a jëm ci li askan bi di jëriñoo ñun dafa am lu ñu bokk. ku nekk nag dafa am ci looy yëngatu. ci loolu ngay yëngatu sa wàll la ci biir askan bi ñu bokk ci biir état bi ñu bokk. waaye gannaaw lu ku nekk di defal boppam dafa am loo xam ne ñun ñëpp dañ ko bokk. loolu ñu bokk loolu la ñu dënk état bi ngir mu ñu koy defal. mooy maanaam war a mën a investir alal ji ci ay infrastructure yoo xamante ni ñun daf ñuy jëriñ ci suñu ay dem ak dikk suñu yëngu-yëngu yi. ci ay mbir yoo xam ne dañ koy jëfandikoo lu mel ni ay courant mel ni ay ndox. li ñuy wax ay service yoo xamante ni ñun dañ koy soxla te service yi ñun kenn ku ne mënoo ko defal sa bopp ñu dénk ko nguur gi. ñaareelu pàcc ci dépense état bi mooy ndaw yi nekk ci biir gouvernement bi ci administration bi seeni ay fonctionnement. loolu fonctionnement boobu. tamit am na ay pàcc yu ci nekk parce que lii dinañu yokk seeni xam-xam ngir li ñu leen di dénk ñu mën ko yor leneen li nag mën na doon li ñuy liggéeyee ay jumtuwaay yu ñuy liggéeyee. alors ñaari dépense yooyu mooy investissement ci benn fànn bi dépense fonctionnement ci beneen fànn bi boo ci jël bu ci ne. dafa am ay façon yuñ ko war a defee. xëy na façon yuñ koy defee. nan ngay tànnee investissement bi nga xamante ni mooy am jëriñ ci askan bi nan ngay tànnee dépense de fonctionnement boo xamante ni boo ko defee du lor askan bi. je pense que problème bi foofu la nekk. mais bu ñuy wax nañu wàññi dépense publique je pense que loolu c'est pas la meilleure formule c'est pas la meilleure façon de poser le problème. parce que gis nañ ni njiitu réew mi commencé woon na wala sax coupé facture bi nga xamante ni mooy facture téléphonique yi ainsi de suite. est-ce que yow gis nga ni loolu c'est suffisant couper ay facture téléphonique am quelques consulats yuñ jotoon tëj am na sax mesure yoo xamante ni annoncé woon na ko ci réduction train de vie de l'État bi amagul. am na sax ñu naan ko am na yeneen institution yoo xamante ni ñi ngi fi jàpp nañ ne amaluñ njëriñ askan wi. yooyu war nañ ko supprimer gis nañ moom bi mu yegsee 2012 ci wàllum réduction train de vie de l'État bi amoon na inondation yu métti yu amoon ci la supprimer Sénat bi fi nekkoon mais quelques années plus tard gis nga mu daal di indi lu ñuy wax Haut Conseil des collectivités territoriales ñu bari ci askan wi jàpp ni institution yooyu wala sax conseil économique social environnemental ak yeneen institution yoo xamante ni ñu ngi fi ñu jàpp ni dañ fay dugal rek ay clientélisme politique comme ni ñu koy waxee d'habitude naka nga gisee yow HCCT ak fi ñu toll ci réew mi jafe-jafe jàpp nga ni war nañ ko supprimer wala waruñ ko supprimer. je crois que yaa ngi lal mbir moo xamante ni moom. loolu mooy problème bi. mooy maanaam dama ni ñaari façon yi dépense am waaye dépense bu nekk ana naka lañ koy jëfee. jege micro bi boo gisee ñaari façon dépense yooyu. naka lañ koy jëfee problème bi foofu la nekk. li nga laal léegi wax ko ci wàllu fonctionnement la loolu mooy fonctionnement état bi. maanaam état bi dafa am ay kuréel yu ko laal. kuréel yi ko laal gouvernement ci la bokk. ay institution parlementaire ci lañ bokk booba jamono yu weesu. jamono yu Ablaye Wade dafa amoon Sénat ak parlement ak assemblée nationale. ñu dindi Sénat
amoon na booba tamit conseil économique et social. Bi Macky ñëwee dafa dindi Sénat. ne dépenses yi dafa ëpp. waaye boo xoolee gannaaw ga dafa indi yeneen ñaar. waxuma conseil économique et social et environnemental mais gannaaw conseil économique social et environnemental dafa indi au conseil des collectivités territoriales mais dafa indi encore conseil national du dialogue des territoires je crois que loolu c'est un problème parce que est-ce que am na tey benn njëriñ as tuut yu kuréel yooyu di indil askan bi parce que kuréel bu ñu teg loo teg lu ne ci kuréel walla ci doxalin dafa war a fekk mu am benn meññeef boo ci séentu bu fekkee nag dañuy teg kuréel ak ay bànqaas ci biir nguur gi te gisuñu benn njëriñ boo xamante ni moom lay jural askan bi dama yaakaar ni loolu yàq la bokk muy benn ci wàllu fonctionnement bi nga xamante ni yaakaar naa ni yàq la te ñëpp a ngi koy wax mooy di indi seeni clientèle politique maanaam diw ci man la bokk sama parti la bokk naa xool fan laa ko dugal beneen pàcc bi ci wàllu boobu mooy même ci biir administration bi saa tey da ngay dem ci ay service technique nga fekk fa mu bari ay nit lool te duñu fa def dara parce que simplement dañoo bokk ci parti yi bokk ci gouvernement bi loolu ci yàq yi la bokk donc gannaaw foog ñu dugal leen fenn rek parce que ci wote la nañu wala ñooñu féete woon fële lii mooy may defal lii moo may doxal nangam mais foofu ñu leen yóbbu di fa dépenser di leen fay ci xaalisu alalu réew mi amul dara luñ fay jëriñal réew mi amul dara luñ fay defal réew mi donc loolu ci yàq la bokk dama yaakaar ni gannaaw bi ñu waxee ni dañuy wàññi ay facture courant nu mu tuddati téléphone di wàññi ay oto mais nañu xool ci biir personnelu administration bi ana personnel yi nga xamante ni dañoo amal askan bi jëriñ te dañuy liggéeyal askan bi ñi fa deful dara nañ leen fa génne loolu ci wàññi yàq la bokk institution yi nga xamante ni dañ leen fi teg ngir placer ay clientèle politique il faut que ñu jëlee leen fii loolu tamit ci wàññi yàq la bokk dama foog ni daal bu fekkee dafa am ay dogal yoo xamante ni dafa war a féete ci wàllu wàññi yàq yi loolu ci li njëkk si lu ñu war a njëkk bokk voilà njëkk def la bokk léegi Niambi Sonko maanaam bu fekkee dañu taxaw ñu ne les caisses de l'État sont vides instant bi Sénégalais bi toog këram moom mi ngi tiit naan lii lan la ma mën a jural exactement bu ñu demee ba ne waa état bi moom keesam amatul dara ban conséquence lay andi ci dundunu Sénégalais bi moom ci boppam mais mooy li ñu commencé di gis maanaam yokkute yokku ci njëgu li askan bi di jëfandikoo ñu ngi yokk gàncax yi enfin denrées de première nécessité yi ñu ngi yokk courant bi xëj na am na yeneen yokk yoo xam ne yëgaguñ ko mais boo ñu waxee léegi yokk courant par exemple mais dafay indi yokk yu bari parce que courant bu yokkoo courant dafa di jumtuwaay boo xamante ni lépp li ngay jëfandikoo yow te muy meññ ci réew mi wala ñu koy liggéey ci réew mi mais courant ko laal wala courant dafa bokk ci li ko laal ñu koy tuddee facteur de production donc courant lu mu liggéey barki démb rek maa ngi dégg boulanger yi naan comme courant yokk nañ foog ñu yokk mburu bi xam nga ñoom dañuy fay courant pour defar mburu tailleur bi day fay courant pour ñaw menuisier bi day fay courant pour defar lal def leneen donc courant bu yokkoo day yokk ci ñëpp foog ñu bàyyi di wax ni bu ñu ko yokkee ñii lañ ko yokkal di yokk ci ñeneen képp kuy jëfandikoo loo xamante ni ci réew mi lañ meññ wala ci réew mi lañ koy liggéeyee bu courant yokkoo di nga ci am lajj di nga ci am coono parce que dafay yokk ci yow maanaam bu keesu état bi vide pratiquement lépp la ñuy yokk ban conséquence encore mooy amaat ci askan wi à part yokk yi ñuy yokk denrée yi yokk courant bi yokk ndox mi et cetera mais à part ça mooy tey dégg naa par exemple ñu naan garab yi manqué nañ da ngay dem pharmacie léegi bëgg benn garab doo ko am donc lépp li nga xamante ni moom la ñu dënkoon mooy li ma wax ci njël état bi nañ ko dënk mu defar ñu ay services yoo xamante ni ñun mënaluñ ko suñu bopp
waaye suñu alal la ñu jël ne lépp li nga xamante ni dañ koo bokk te kenn ku nekk ci ñun mënu koo defal boppam nañ ko dënk nguur gi mu ñu koy defal donc bu demee ba amatul xaalis te xaalis bi yàq nañ ko mu am fu ñu ko yàqee jëf yooyu mu war a jëf ngir ñun ñu mën ko jëriñoo moo xam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàng ci wàllu tali dem ak dikk ci wàllu yeneen fànn yu bari mais dootu ko mën def parce que amatul xaalis bi mu ko war a defee alors beneen bi li ci war a nekk mooy daf ñu yokk ay bor ndax dégg ngeen ni ñu ngi wuti bor ngir mën a dugal xaalis ci réew mi di lebi xaalis mu war a nekk mbir moo xamante ni dañ koy yenuwaat di ko fay rek di dem te dama yaakaar ni tamit faw nit ñi léeg-léeg ñuy taxaw xalaat dafa am mbir yoo xamante ni 60 ans ba léegi ñu ngi koy def waaw nañu toog seetaat suñu bopp yàlla daf ñu may xel war nañu mën a toog ni lii ab bor di ko teg depuis 2012 ba léegi avant 2012 nit ñi daan nañ leb dem nañ bi xaw a effacer dette bi mu ngi ñëwaat ba ëpp fi mu nekkoon mais ñun war nañ toog xalaat lan mooy dette leb bi waaw leb bi nag est-ce que dañu war a continuer ci leb mais laaj Sénégal fii est-ce que amul xaalis man damay natt nañu fi dégg sax à un moment français yi ñoo tax ñu mënoon fay salaire yi ainsi de suite. c'est grave voilà. Mais c'est grave loolu français bi affaire bi kii bàyyi leen français yi parce que ba mu dëgëree ñoo ma jàppale ma fay salaire yi. mais loolu problème dëgg ngi noonu. xam nga man dama def benn mbir moo xamante ne lu tuuti la. ci xel dama jël. li Sénégal di leb at bu ne wala liy jógee ci bitim réew ñu tuddee ko le financement extérieur parce que financement état suñu ay liggéey yu ñuy liggéey ci réew mi financement yi fi muy jógee maanaam alal ji mu ngi jógee ci ñaari fànn mooy suñu alalu bopp moo xam ne si impôt yeeg yooyu la jógee ak alal bi ñuy dem lebi bitim réew wala ñu mayee ñu ko bitim réew loolu ñuy mayee bitim réew boo ko jëlee wala ñu koy lebee bitim réew tuddee que aide publique au développement boo ko jëlee nga jël li immigré yi c'est-à-dire maanaam ñi gàddaay ñi jeegaani ay sénégalais yu nekk bitim réew nga jël li ñuy dugal ñoom di ko mayee seeni waa kër ak seeni ay bokk wala seeni xarit loolu def na ñaari yoon li ñu tubaab bi di dimbali wala li ñu bitim réew di dimbalee maanaam doomi Sénégal yi nekk bitim réew li ñuy joxe di ko mayee mat na ñaari yoon li ñuy dimbalee waaye ñun mënuñu laaj ñoom mu am ni état bi jëfee ak ñoom ba loolu ñoom ñuy dugal ci réew mi parce que ku mayee 100 francs man gëm naa ni denc nga 200 te réew yi gis nga tubaab bu liggéey fii mu jógee France kenn du ko fay salaire am fii France la ñuy fayee salaire am ana lan moo tax suñu ay gouvernement waruñu mën a waxtaan ak sénégalais yi nekk ci biti ngir ñu mën di leen fay seeni salaire Sénégal xaalis bi nekk fii ñu mu am ay protocole wala ay accords yu ñu def ba bu ñuy liggéey ci xaalis boobu li ñuy dellu di ko fayee bor bi ñu koy fay ay sénégalais waaw muy benn ñaareel bi mooy dama jël xaalis bi tas ko ci 15 millions sénégalais bi ñu doon maanaam mu jël xaalis bi ñuy jëlee bitim réew xool bu fekkee sénégalais bu ne war na ci joxe wàllam ñaata lay toll mu ngi toll ci njëgum matul njëgum béy maanaam weesuwul 40 000 francs bu fekkee tey xaalis bi ñuy lebal bitim réew sénégalais bu ne war na ci mën a joxe sénégalais bu ne 40 000 francs bu ko joxee soxlawul ñu lebi soxlawul ñuy dem di lebi lu tax ma tudd béy bi wala xar bi mooy maanaam boo jëlee sàmmkat yi Sénégal 2 millions lañu lu weesu 2 millions lañu te sàmmkatu dëgg war na mën a joxe fukki xar at bu jot lebal ko nguur gi salarié boo jël bu fekkee ci at bi la war na mën a lebal état bi 400 000 francs muy fukki xar aussi donc dama foog ni xel yi il faut ñu koy delloo ci yeneen au lieu que ñu ëlbatiku jaakaarloo di xalaat bitim réew nañu delloo xel yi ci Sénégal xool naka lañu mën a defal suñu bopp suñu ay pexe bopp ngir réew mi dindi buumu noot parce que bor weesuwul nootaange man dama gëm ni ci nootaange yi yées si nootaange la bokk
kon nag bu ñu delloo ci Sénégal di xalaatal suñu ay bopp xool ñu waxtaan ak nit ñi yaakaar naa ni loolu ñuy lebi bitim réew war nañ ko fi mën a am. voilà beneen ponk bu am importance mooy gis nga CFA bi yàgg na ñu jàpp ne beneen buumu nooteel la sax plutôt boo xamante ni France takk na ko ci ces anciennes colonies ñu dem bay tëkkale suñu xoolee réew yi am CFA ci Afrique ak réew yi nga xamante ni dañoo am seen monnaie bopp gis nañu ñoo gën a développé ba sax ci discours européen yeeg yenn njiitu réew gis nga ni ñu bari ñu ngi naan gis nañ sax ku si demee ni kii Vladimir Poutine ne bis bu France bàyyee CFA ainsi de suite Afrique dana mën a demal boobu maanaam daal CFA bi foog ñu départagé wu ak moom mais gis nañ ni indi nañ lu ñuy wax éco boo xamante ni bala yàgg dara war na circuler mais nee nañ d'après ni mu demee ak ni ñu ko annoncé éco boobu ñu nar a andi ak CFA bi fi nekk du am différence en tout cas yow naka nga gisee jàngatu ni ñu nar a jógee ci franc CFA dem ci éco est-ce que franc CFA bi frein la woon ci suñu koom-koom est-ce que tamit éco bii di ñëw dina am lu mu changer wala du changer dara pratiquement mook CFA benn lay doon comme ñu bari niñ ko waxee. waaw laaj boobu am na solo. parce que mbir moomu dafa di mbir moo xam ne dafa yàgg balaa Poutine. di wax ni bu France bàyyee Afrique day demal boppam waaye France dina sonn. Français yi seen bopp ñoo ko njëkk a waxal seen bopp. nit ñi dañ koy fàtte Chirac. moo njëkk a toog fi ne moom bés bu France bàyyee CFA yeeg africain yi ci coono lay dugg. donc loolu mu wane ni que xaalis boobu ñu fi teg ñoom parce que tubaab ya ko fi teg. am na nag xam nga nit ñi bu ñu duggee ci wàllu wax xam-xam. rawatina ñun ñi léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay wax joo xam ni. yow mi sénégalais di nga ko dégg muy wax amul dara loo ci jàngat. doo ci comprendre dara. loolu bu ñu nekkee ay intellectuel dañu war a di koy moytu. gis nga affaire bi du wax réalité bi mooy tubaab daf ñu nootoon. ci buumu nooteel boobu bi ñuy xeexee ba mu war a dem mu seet yeneen anam yoo xamante ni. dina ko fi teg bu ko tegee dina dem waaye nooteel ba du dem. CFA bi ci jumtuwaay yooyu la bokk. noonu lañ ko tëggee noonu lañ ko xalaatee noonu lañ ko fi tegee woon. mu dem nag ci biir ñu ci soppi mais jamono yi ñu weesu fukki at yi xeex bi yàgg na. c'est-à-dire nit ñi yàgg nañ di xeex CFA. mais at yi weesu xeex bi dafa jël doole daa di wër àddina. dafa mel ni nekkatul xeexu africain yi kese. waaye ay tubaab ay ñoo xamante ni ci biiru France si boppam la ñu ba nekk. di ci wax. dégg nañ sax gilets jaunes yi doon ko wax. voilà les partis de droite na bàyyi noot Afrique ci CFA et voilà donc loolu c'est clair maintenant. c'est clair que c'était un problème. na nit ñi bàyyi di wax ni du problème parce que nangam am na yoo xamante am na ñu naan CFA bi dafa baax machin parce que France bu fi nekkuloon dafa mel ni ay gune lañu. ñun ça fait 60 ans sénégalais yaa ngi jàng tey fànn boo jël ci koom. ci li ñuy wax développement. fànn boo jël muy science di technologie am na ay sénégalais yu ko jàng xarañ ci moo xam ñu ngi ci biir réew mi wala ñu ngi ci bitim réew. kon nag nañu bàyyi di teg nit ñi ay xale amatu fii nit ñi dañoo am xalaat. dañoo am xel dañoo jàng. te dañoo mën a liggéey mais sénégalais bi déglu bëgg na xam Ñambi Sonko ci naka la France nootee Afrique ci CFA. ci naka lu ñetti mbir lañ ci gisoon. waaw yoo xam ne moo ci gën a moom lañ ci doon gën a xeex sax. benn bi mooy dañuy wax ni France moom mooy garantir xaalis bi. et pour mu garantir xaalis bi ñun saa yu ñu jëlee mbir di ko jaay bitim réew. suñu xaalis bi biñ ciy jëlee biñ ciy am xaaj bi dañ koy denc. ëppoon na sax loolu. coppite nañ koo soppi ba mu nekk xaaj waaye ëppoon na xaaj daanaka je pense ci njël sax. boo jaayee bitim réew devises yi nga doon am lépp France lañ koy dénk mu yor ko ci trésor public. banque centrale addina yëpp bu ñuy lëkkaloo ak banque centrale la ñuy lëkkaloo seen naataango banque centrale la ñuy amal relation. du ñu amal relation trésor public.
mais naka la banque centrale bu ëmb ay réew yu bëri di am relation ak trésor public maanaam dafa ne France moom mooy garantir ay réew trésor public France loolu mooy problème bi ci premier problème c'est-à-dire xaalis bi ñu te loolu mooy indi suñu banque yi di nga dem bëgg a leb xaalis duñ la mën a lebal ndax capacité bi banque centrale war a mën a am pour jàppale banque yi taux d'investissement bi taux de financement yi jóg nekk kawe mënuñu ko def ngir xaalis boobu ñuy dénk France di ñu ko dencal ñu naan garantie la muy benn ñaareel bi mooy kuréel yi nekk ci biir CFA te réew yi bokk ko muy juróom-ñetti réew yu Afrique sojante je crois et puis juróom benn réew yu nekk ci Afrique centrale seeni ay kuréel yu ngànk di saytu xaalis bi France da ciy toog te am ci baat waaw ana yoonu France ci li ñuy dogal ñun ci lu jëm suñu ay suñu xaalis muy ñaareelu mbir mi ñetteelu mbir mi mooy nuñ koy wax di taux de change bi mooy maanaam bu ñuy weccoo koo xaalis bi ñun dañ ñu tënk ci xaalis bi warul mën a bouger dafay yem ci benn weccet moo maanaam dërëm bi ñaari dërëm lay doon fii ba faw yow boo bëggee wàññi sa xaalis sax ngir mën a jël say meññeef di ko jaay bitim réew mu yomb ci yow doo ko mën def parce que dañ la tënk ci xaalis bi fii la yem du fi bouger ci taux de change donc muy ñetti mbir yoo xamante ni effectivement yooyu la ñu gënoon a xeex ci wàllu xaalis bi tour bi sax amuloon solo daanaka tour bi bon amoon na voilà CFA bi mais problème bi mooy niñ koy doxalee niñ koy saytoo kuréel yi fa nekk ak baat bi France am dogal bi mi am war ñu mën a tere ñun ñu jëlal suñu bopp ay dogal te yoonam du ci nekk yooyu gën a nekk ay problème ci biiru CFA bi tey nag changement bi am waaw jógee CFA dem annoncé éco je pense que am na lu ndam bu ci nekk ci ban côté man gëm naa ni am na ndam bu ci nekk ndam bi ci jiitu mooy France dootul bokk ci kuréel yi maanaam kuréel yi mu doon toog. maanaam ni ñu ko tëggee tamit changé na du tur bi rek la ñu changé. waaw ni ñu ko tëggee. administration bi ni ñu koy saytoo am na lu ci soppeeku ci coppite bu am solo mooy maanaam kuréel yi ñu teg mu war a saytu xaalis bi France dootu ci bokk. loolu je pense que soppite bu am solo la il faut nit ñi di ko rafetlu duñ ko doyloo waaye dañuy rafetlu ni am nañu benn ndam ñaareel bi ci nekk mooy maanaam compte d'opération yi xaalis boobu nga xamante ni moom lañ doon jël di ko yóbbu France di ko fa denc gannaaw bi ñu jaayee am suñu xaalis ñu jël xaaj bi denc leen jox leen ko loolu tamit dafay dañ donc kooku tamit ndam la léegi nag mu des taux de change bi ak garantie bi am na ñuy wax ay 1200 voilà taux de change bi mu des ko taux de change bi am na ñu wax ni sax bon loolu desandi naa leer que dañoo bëgg a wàññi xaalis bi bon dootul nekk 655 mais day nekk 1200 dinañ ko dévaluer ak yooyu mais mu nekk xaaj bon yooyu desandi naa leer mais man pour man ay dévaluation ak yooyu sax du problème c'est-à-dire que xaalis bi wàññeeku wala mu yokku du problème parce que mu ngi dépendre ci nan nga lalee sa koom bu fekkee yow sa koom da nga bëgg tey ñu ngi ci ay politique maanaam ay jumtuwaay réewu nit ñi ñuul ñi Afrique dafa am ay jumtu yaa xam ne dañ ko bokk dina dégg naa ngay wax wàllu mbéy xëy na dinañ ci àgg yoo xam ne dañ ko bokk jumtuwaay yooyu dafa bokk ñu war a mën a jaay ci biti ci biir Afrique liy meññ Sénégal bu fekkee nag sañu xaalis dafa diis nga jëlee liggéey fii nga bëgg ko jaay ci réew moo xamante ni xaalis bi dafa oyof dafay jafe ci yow waaw donc lëkkaloo ci wàllu koom diggante Sénégal ak yeneen réew yi mu ngi dépendre ci xaalis bi diis wala mu oyof looloo tax sa tënk bi ñu tënk ci euro mu doon mbir moo xamante ni baaxul ci suñu koom dañ ko war a xeex mu dañ voilà mu nekk kon lu am solo yaakaar naa ni leer na mais tamit beneen ponk bu am solo laal nga ko sànq mooy yokk bi ñu yokk courant bi mu nekk loo xam ni sax suñu ko amalee pratiquement yokk nañ dund gi indirectement même bu ñu laalul yeneen produits yokk nañ ko indirectement am na dafa mel ni nag Sénégalais liñ leen teg attanuñ ko gis nga collectif juddu na ñoo lànk ñoo bañ di amal ay manifestations chaque vendredi yow ban jàngat nga ci am jàpp nga ni sénégalais liñ leen teg dañ ko attanul wala dañu commencé fippu. non
dama gëm naa ni ñaar yëpp a ngi ci. parce que buñ la tegul loo attanul. di nga fépp. te je pense que sénégalais dafa mën a muñ. waaw dañoo muñ lu bari. te ñun dañoo nangul nit ñi. waaye dama ragal ni ñoom amuñu jàngat ci taxawaayu askan bi. ku fi ñëw ci président depuis Abdou Diouf parce que Senghor bon ñun fekkee wuñ ko mais boo ko jëlee ci Abdou Diouf ba ci Macky Sall ku fi boo tàmbalee. askan bi da lay nangul. yombalal lu bari loo laaj pare nañ pour def ko. am na sax ku ma doon wax ni gis nga bés 2000 bi alternance bi njëkkee am. Ablaye Wade lu mu mënoon a laaj sénégalais yi bu leen newoon summeeku leen ñu tabax ay tali dinañu summeeku jël ay pelle tabax tali yi parce que dañ ko dañoo engagé wu di muñal nangul njiit bu ñu tànn. mais nag bu demee nag di njiit bi ba fàtte li tax ñu tànn ko su boobaa la problème yi di commencé. mooy li fi am fi mu toll parce que yokk courant bi du moo gën a métti ci li ñu teg sénégalais yi. am na yeneen yu ñu leen teg ci juróom-ñaari at yi weesu. waaye nangul nañ ko ndax dañoo wax ni kii ku bees la nañ ko jàppale nañ ko dimbali. ba ci élection parlementaire ñu naan noonu nañ ko jox député yu mu soxla. pour mu mën a yor réew mi ni mu war ak yooyu yëpp sénégalais dañ koy nangul jàppale la. waaye bu ñu la jàppalee nga dem ba ci biir nag fàtte ni. askan bi dafa am contrat bu am seen diggante ak ñoom. su boobaa nag mooy indi fipp. waaw dafa mel ni daal da nga. te gis nga lii kanam la jëm. waaw li am ni gëm nga ni kanam dafay door lii xanaa ñoom mu am nag dellu ci xel. ndax nit nag balaa ngaa mat nit mooy nga jëf mbir. ñu ne la lii méngawul ak li ñu doon xaar ci yow nga am xel dellu doxalee neneen. bu loolu amee xaj na xel yi soppeeku waaye bu fekkente ni jànkonteel ak askan bi bëgg leen teg lor te naan du deñ mukk ragal naa ni li tàmbali nii ci kanam la jëm. démb rek maa ngi gis ay dëkk yu mel ni ay Kolda. donc affaire baa ngi law nekkatul Dakar kese mu ngi génn mu ay Kaolack ak yooyu. kon nag mu ngi law di dem. dama ragal ni daal bu ñu deful ndànk dina ëpp loxo. te maa ngi ñaan nag ñoom ñu yor mbir yi. ñu gëstuwaat affaire bi xool ko parce que xam nga problème courant bi dafa yéeme. li ci yéeme mooy te nit ñi wax nañ ko gis naa ñi bokk ci ñoom sax wax nañ ko. yow da nga jël engagement matul sax at. nga ne man fii at dinaa wàññi courant man fi mu toll defar am naa jumtuwaay yoo xamante ni dinaa def courant ba di ko jaay Mali di ko jaay Mauritanie di ko jaay Gambie. donc dinaa oyofal Sénégal. Sénégalais bi dootu ko jënd ci njëg bu cher bi nga ñëw. balaa matu nga dellu gannaaw. et puis facture yi jot a wàcc ñu doon fay 15 000 ay 65 000 et puis dañu waxoon ni du laal ñooñu. première tranche ainsi de suite. mais ñëpp la laal. c'est-à-dire xam nga yokkute bi ay naxante la ñuy def. te loolu moo ci gën a bon. c'est-à-dire nga def mbir ba pare foog ni ñi ngi ko saxal. amuñu xel. mais sénégalais bu jàngul école tamit xel am na xel. nit koo gis am na li ko yàlla may mu mën a ràññee nax ak dëgg. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Niambi Sonko nekk consultant en planification ak évaluation de politique publique nekk spécialiste des filières agricoles Niambi Sonko gis nañ ni chômage bi ci régime bu Macky Sall dafa gën a yokk ndaw yi dañoo gën a sonn sax barsàq ba léegi jógee gu fi ndóol mi ba léegi mi ngi fi boo génnee ci mbedd mi rek di nga gis image yu ndóol bi nga xamante ni moo am ci mbedd Ndakaaru yi ñi nga xamante ni ay jigéen ay xale ñi ngi ci mbedd mi di yalwaan midi matin soir mu nekk image boo xamante ni nekk na image bu ñaaw a ñaaw xawma ba xam nag autorité yi ñu ngi ciy bàyyi xel waaw wala déet loolu day wane ni pauvreté baa ngi fi xale yi tuut tànk yi seen àq ak seen yelleef ñu ngi koy jalgati xale yi ñu ngi ci mbedd mi am na ñu naan sax pour xeex pauvreté boobu pour ndaw yi mën a am xëy pour réew mi mën a demal boppam ainsi de suite faaw ñu miser ci wàllum agriculture yow lan ngay wax ci wàllu woowu ci agriculture naka lañ ciy miser naka lañ ko mën a développer ba mu jëriñu vraiment ci wàllum développement. waaw jërëjëf boobu tamit ponk bu am solo la. gis nga li nga sulli ni li nga wax mooy
problème mu koom bi ñu am. c'est-à-dire problème économique bu Sénégal. PSE dafa càmbar économie Sénégal maanaam koomu Sénégal. ne feebar bi ci nekk mooy structure mooy maanaam li lal économie bi moo baaxul. ni mu ko lalee moo baaxul. alors bu ma ci bëggee joxe firnde mooy maanaam bu fekkee tey boo jëlee xam nga dañuy wax croissance économique te croissance économique bi mu ngi tegu ci li ñu tuddee PIB parce que en réalité croissance du PIB la PIB mooy lan mooy alal bi nekk sa réew walla mu nekk sa kër te alal ji moomuloo ko moomoo ko lépp am na loo ci moom te li ci ëpp ci alal ji ki ne ci biti ko moom ki ne ci biti sénégalais bi wala étranger mais étranger c'est-à-dire tey boo jëlee taux de croissance boobu ñuy wax 60 ba 70% maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ci bitim réew la jëm donc li ñuy wax dañu ne taux de croissance c'est la somme des valeurs ajoutées mais au-delà de la somme des valeurs ajoutées li ci am solo mooy les revenus parce que bu fekkente ni dañu ne fi croissance fi ñu koy defaree foofu lañ koy lekkee mais ana ñan ñoo koy lekkee foofu am na ñoo xam ne dañoo tibb génn foofu lañ koy tibbee du fa lañ koy lekkee mais fa lañ koy tibbee en réalité buñ ko ñuy tibb nag dafa am ñu nekk ci réew mi di ci tibb mu am ñoo xam ne ci bitim réew lañ nekk di ci tibb ñooñu nag ñoo ëpp li ñuy tibb téeméer bi dama ni juróom-ñaari fukk yi ci bitim réew la jëm kon loolu mooy indi chômage mooy indi nu mu tuddati pauvreté te ci xam nga boo jëlee li ma wax noonu dama ciy tag ni service xam nga économie bi nit ñi di ñi ko xalaat ci njël te dama tàmm sax di wax sama xarit économiste yi que économie boo fàttee ni science sociale la yaa ngi def ay mathématiques dafatoo économie da ngay dajale ay lim rek benn ñaar ñett mais bu fekkee da nga xalaat ni économie science sociale la maanaam mujjantalu itam économie ci askan bi la su boobaa nag ngay commencer def économie parce que du leneen loolu la ñi ko njëkk xalaat dañoo ne dañ ko xaaj ñett bu fekkee ab escalier la dañu dem benn escalier bi jiitu mooy primaire escalier bi ci topp muy secondaire mu mujjee ci tertiaire mooy maanaam da ngay béy primaire ci béy la bokk ak industrie extractive yooyu bu weesoo da ngay transformer boo transformer moom mooy industrie nga door a mën a jaay ñun nag li ñu sonal mooy ñun dañuy béy waaye li ñuy béy yëpp ki koy transformer da koy yóbbu dem transformer ko fële indi laat ñu ko di ñu ko jaay njëg yoo xamante ni dafa cher loolu ñëpp d'accord nañ ni ci économie yi mag addina bi yëpp lii doxal réew ci wàllu économie te muy indi liggéey muy emploi mooy industrialisation loolu ñëpp ci d'accord économistes yëpp ak ci d'accord kon nag réew moo xam ne amul industrie Sénégal yëpp dañoo laaj mais dafay am problème foog mu am chômage foog mu am pauvreté man je suis de Kolda laa juddoo fa laa màggee damay tàmm di wax gars yi man maa ngi màgg ci diggante faro yi toolu gerte yi ak jardin yi mais jamono yi may nekk xale li doon indi koom te li ñu doon fayal ñun suñu école ak suñu di ñu solal di ñu dundal suñu ay papa seeni ay tool lañ ko doon jëlee mais booba bu ñu jëloon gerte gi da nga koy yóbbu dem jaay ko amoon na ab usine bu nekkoon sorewul usine Ziguinchor ñu ngi doon dox usine coton mu woon foofu di égrener mais yooyu da doon doxal koomu gox yooyu mais tey boo demee ay Kolda commerce rek nga fay fekk mooy maanaam tuuti xaalis xam nga booba xaalis bi day ñëw jënd du fa meññi mu am ñu liggéey ci usines yi mais léegi xaalis bu tuuti biñ fay am dafay génn di jëndi liy jógee bitim réew kon nag mënut a am koom il faut mu am une pauvreté c'est aussi simple que ça aussi simple que ça yaakaar naa ni leer nga gis nga tamit am na confusion ci diggante li ñuy wax dialogue national ak dialogue politique am na ñuy wax sax dialogue boobu liñ ci nar a def ci ay koppar chaque jour dafa bari maanaam est-ce que yow jàpp nga ni dialogue boobu amal na njëriñ askan wi ak koppar yiñ ci nar a def est-ce que am na lu si askan wi mën a jëriñoo parce que
yaakaar naa ne lépp war nañu xool intérêt est-ce que askan bi danañ ci gis seen bopp waaw wala déet ci dialogue politique bi koppar yi ñu si nar a def ci dialogue politique bi déjà confusion bi nga xamante ni ñoom am na seen biir ñu bëgg a waxtaan ba jiboo ça ne pose pas problème entre général Niang Famara Ibrahima Sagna. bon balaa may tontu foofu damay dellu tuuti rek ci benn ponk boo xam ne jotuma ko woon a laal ci laaj bi jiitu bi. muy maanaam mbéy mi est-ce que dañuy dellu ci mbéy mi. ak lu tax nit ñi bari Dakar di fi kii boo jëlee koomu Sénégal. juróom-ñett ci téeméer boo jël juróom-ñett fukki yi Dakar la nekk. mooy maanaam économie liy générer croissance liy générer richesse. ci Sénégal plus de 80% ci région Dakar la nekk. potentiel économique yi nekk ci région bi lalu ci mbay. ci càmm. ci napp. mais kenn fexewul pour mën cee liggéey. waaw ay ca continuer. donc loolu. c'est extrêmement grave. tant que delluwuñu di exploiter potentiel waxuma ñu wàññi li nekk Dakar. mais ñu dem liggéey ci région yi. xool lan moo fay meññ yan liggéey lañ fa mën a def yan industrie lañ fa mën a def. pour que foofu jóg li fi ne dafiy continuer nekk ñi nekk fële di fi ñëw. donc dafay déséquilibré te pauvreté bi day yokk yelwaan bi ak yooyu dina yokk. voilà ci pauvreté boobu problème koom-koom bi ñu am. gis nañu dañuy def koppar yu bari. ci dialogue national bi naka nga ko gisee. mais je pour moi amul sens. dëgg naa politiciens yi di ko wax parce que man je ne suis pas du ma politicien. mais dëgg naa politiciens yu bari di wax ni affaire bi dafay nuru ni dañoo bëgg xëy na yokkute yi ñu am fii coono yi war a ñëw jafe-jafe yi askan bi war a dund. moom la ñuy bëgg a naxasaale maanaam tegal ñu fii benn waxtaan boo xamante ni man gisuma lan moo ciy jëriñ. réew mi liñ fi war a liggéey xam nañ ko. liñ fi war a liggéey xam nañ ko man damay bind ci document de politique yi ça fait plus de 15 ans. maa ngi ciy bind ay téere yu bëri ci ministère yeeg yooyu di ci bind naka la ñuy defee yooyu. di nga bind mbir ñu jël ko teg ko fee juróomi at après ñu bindaat lu mel noonu nga mu mel nii kenn mësu ko foon bind. donc li ñu fi war a def xam nañ ko. du ay waxtaan. ay liggéey la. Sénégal xam nañ fan la ñu war a liggéey. fan la ñu war a dugal alal bi. nañu defi loolu. man gis nga ne dialogue bi amul njëriñ ak koppar yañ ca nar a def encore mais yàq la c'est-à-dire ñu ngi waxu yàq. ba pare encore ñu ngi teg di yokkaat beneen yàq man dama foog ni daal mbir mi ñi ko sax xëy na dañ koy ñoom seen yéene la dañoo xalaat ne buñ ko defee dina am lu mu jur ci meññeef te askan bi mën ko jëriñoo mais man si sama jàngat ak si sama xam-xam bu ndaw gëm naa ni du ay waxtaan fi mu toll la ñu toll. Sénégal dañoo war a jëf ndax jumtuwaay yi ak fi ñu war a sukkandikoo pour liggéey réew mi loolu leer la. voilà beneen question muy wàllum sécurité intérieure gis nañ njiitu réew mi évoqué ko daal di koy évoqué ci. conférence bi ñu doon amal jëm ci wàllum terrorisme naka nga gisee xeex bi nga xamante ni njiitu réewu Sénégal daf ko sóobu ci wàllum terrorisme nga gis ne à chaque fois dafay ñëw ci ay discours am occasion bu mu am rek di nga gis ne dina fa yëkkati un discours contre le terrorisme. bon man question terrorisme sama xam-xam bariwu ci. mais dama mel ni sénégalais yu bari. di xalaat ni du suñu xeex. man gëm naa ni bu ñu càmbaree gëstu mbirum terrorisme fi muy bàyyeekoo ba ni muy lawee ba ak si suñu ay buntu suñu ay frontières. suñu problème nekku ci maanaam jógewul ci ñun waaye nag war nañ cee mën a wax liñ ci mën a wax mooy mu ngi suñu buntu naka la ñuy def. ba mun cee mucc. mbir mi loolu la léegi nag. mu des est-ce que ñun niñ koy aborder tey ni ko président di waxtaanee. est-ce que loolay yoon bi foofay bunt bi mënuma ci sore sama xam-xam barewu ci waaye gëm naa ni xëy na terrorisme tey xeex bi ni mu mel ni mu bindoo du suñu xeex. du suñu xeex. surtout fi ñu ko jubale fu ñu jubal waxtaan bi ak jëf yi ñu ciy jëf man dama foog ni Afrique ci boppam moo war a seetaat. parce que lii terrorisme bi dafa grave. man gëm naa ni ci sama xalaat bu ndaw benn jumtuwaay la ñiy noot àddina te dëkk ci sax si muy ay ati at ay téeméeri at yu weesu ñooñu di noot àddina bi
seen jumtuwaay bu bees wala seen ay jumtuwaay yu bees. terrorisme da cee bokk. voilà toute dernière question foofu la ñuy jeexalee juste 1-2 minutes gis nañ ne actuellement tension am na ci diggante États-Unis d'Amérique ak Iran surtout ci Irak ci guerre ba nga xamante ni moo am ca Irak ñu bëri sax ñu ngi tiit naan est-ce que lu ni mel mënul déclencher beneen troisième guerre mondiale ban jàng nga ci am exactement ci tension bi am ci diggante ñaari réew yi. man bokk naa ci ñuy xalaat ni États-Unis dafa nekk ci tiitaange buy bëgg a yàgg. ndax jàng naa sax ci bu yàggul benn bataaxal buy wax ni Jimmy Carter muy président bu yàgg ba jamono yi année 70 yi mu ngi doon waxtaan ak président bu bees bi États-Unis ci njaqare bi ñu am ñoom États-Unis tiitaange bi ñu am surtout ci wàllu muy wàllu koom wala ci wàllu sécurité président bu yàgg ba dafa ne président bu bees bi problème bi ñu am ñun États-Unis mooy ñun biñ fi nekkee ba léegi ci ay xeex rek la ñu nekk fu ne ñu dem taal fa xeex dem Irak def fa xeex dem Afghanistan def fa xeex gox bu ñu dem ñu ngi fay xeex chinois yi xeexuñu kenn moo tax chinois yi seen koom di dem ñun suñu bos mu mel ni day lajj koomu Amérique fi mu toll dafa nekk ci problème te jafe-jafe yooyu ñu am ci koom ñoom dañoo foog ni dem di buddu xatal nit ñi di leen xeex moom mooy faj mbir mi président Carter dafa ne Trump dépense yi ñuy def ci arme at bu ne chinois yi dépense yooyu ñoom ci koom-koom lañ koy def moo tax ñuy dem kanam donc gëm naa ni parce que ñu ngi dégg mu naan l'Amérique a l'armée la plus puissante au monde et ainsi de suite. Mais c'est pourquoi elle a les problèmes les plus graves au monde tey boru États-Unis boru Amérique Chine ko yor ñu bëri xamuñu loolu c'est-à-dire États-Unis fi mu toll loolu muy jël xaalis di ko def ci koom di dem xeex yi xaalis bi muy leb di ko def yi Chine koy lebal 80% de la dette à peu près je pense si les chiffres sont si mes souvenirs sont bons eh bien de la dette américaine est entretenue par la Chine. Mais tiitoo li jur troisième guerre mondiale. non loolu man tiituma ko parce que ñoom seen bopp loolu dañ koy ragal bés bu loolu amee naree am États-Unis ci boppam du ci mucc je pense que te dafa am ci ni ma jàngatee géopolitique bi taxawaayu Chine ak taxawaayu Russie rek boole ci nag Corée du Nord il faut ñu koy sóoraale warul mayul États-Unis fit dem ba war a weesu dina xoxotal ay yenn réew yi dina def ay xeex yu ndaw mais bu waree weesu foofu je pense que ñoom seen bopp dañuy reculer. Voilà temps bi jeex na tàkk Niamby Sonko ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. mais jërëjëf maa ngi leen di remercier di remercier auditeurs yi ci déglu yu ñu déglu maa ngi wax ni tamit xaj na. li bokkul wolofu Sonko yi de. waaw mais leer na quand même. non mais tout à fait. leer na c'est un autre Sonko je l'avais dit c'est vrai donc mais merci et ça a été un plaisir d'avoir participé à cette émission. voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax Niamby Sonko ci disponibilité am ak tamit ci leeral yi nga xamante ni andi na ko ci question yi ñu ko posé ñu ngi koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10h à 11h di remercier Léon Paul Mendy ci réalisation bi Adama Diallo ci wàllum technique bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.